lieutenant Faye man maa yor poste police Guy Mbind Touba. ci guddi 24 jëm 25 gardien yi nekk kër Serigne Fallou ñoom ñooñu woo ne am na ku ñu jam fii ba xam naa ne daal faatu na. mais comme que suñu patrouille yi ñu ngi woon ci terrain bi ci cadre de sécurisation personnes et biens mais surtout ci cadre application couvre-feu bi ci lañ leen wax ñu rappliquer d'urgence foofu au domicile. entre temps ñun ñu nekkoon fii au commissariat ñun aussi ñu dem pour les appuyer alors dañuy accès fekk nañ benn nit ku tëdd deret bu bëri nag wër ko. alors ñun ñu am ñaari mbir nag ñaari yoo xam ne war nañ ko utal solution léegi nan la ñuy def ba gis ki faatu nan la ñuy def aussi ba gis parent kii nii faatu donc loolu moo nekkoon problème. ci noonu lañ ñu jox agent yi waa brigade de recherche ne leen nañ investir rapidement secteur u grande mosquée bi yëpp. ancien cimetière morgue ba ginnaaw kër sëñ Fallou ba ci ginnaaw kër sëñ Saliou bi nga xam ne des fois ay baddu dañ fay nekk. yàlla def na bi ñuy def noonu patrouille bi activement puisque il fallait vraiment faire un geste rapide ñu tombé ci benn nit koo xam ne xam naa ne amoon na soupçon ci moom puisque yëre yëpp dafa taxoon deret te dafa mel ni deret bi deret bu bees la woon. alors ñu conduire ko ci ñun boobu ñu ngi kër sëñ Fallou bi ñu agsee ñu laaj ko mun a rey naa nit rey naa nit ñu ne ko bon noo ko rey mun a en tout cas rey naa nit dofuma nag il a dit foofu sax la commencé wax ne dofuma de mais rey naa nit man maa ko rey xam naa ne man maa ko rey. alors ci lañu woo sapeur pour ñu enlever corps bi ñu defee constat yi ba pare. ci jam-jam yi aussi ci wetu baat bi amoon na ay jam-jam yu xaw a xóot waaw avant que ñoo gis benn tracé boo xam dafa mel ni dañ koo rendi. ci noonu lañ wax sapeur pompier kon nañ ko jël réquisition bi ñu yóbbu ko morgue hôpital Ndamatou noonu ñu andi waa ji ci biir enquête bi nangu na wax dëgg yàlla sans problème ne kii kat moom moo ko faat mais dafa mel ni ñoom dañ doon xeex. lu andi woon xeex bi nag moom dafa jóge Dakar pour doon yeesal njébal ci sëñ Abo bu sëñ Fallou mais bi mu ñëwee bokk néegi dañ ko wax ne déedéet du mën a nekk tey da ngay dem ba suba comme que moom gan la fi woon amul woon fu mu fanaan xelam dem ne naa dem tëdd ci buntu jumaa ji foofu nag mu tëdd xëy na fërbët waa ji ñëw waa ji agsi victime bi agsi wax ko ne jógal parce que fii kenn du fi tëdd ñu werante ba commencé di xeex nag bi ñuy xeex xam naa ne victime bi moo xaw a gagné puisque moom moo ko dóor ay xeer ba waa ji daw bi mu dawee dem tëb miiru kër sëñ Fallou bi pour rëcc mais victime bi toujours xëy na loolu la yàlla dogaloon dem moom aussi def noonu fekki ko ñu commencé waat xeex bi gis na ne waa jaa ngi koy bugg a rey ak ay xeer moom mu génnee paakaam bi mu génnee paakaam nag ci la ko jam ay jam-jam yu bëri avant ma ko rendi. bon ci loxo bi waaw ci loxo yi c'est vrai que amoon na quand même ay œdème ci bopp bi tuuti aussi dafa mel ni xeex dal na ci puisque xawoon na néewi loolu moom c'était aussi apparent xëy na ci noonu dafa jàppoon ne waa ji dina ko gaañ moo tax mu d'après cette déclaration mu génnee paaka bi après jàmmarloo ak moom. ñaata jam-jam la ko jam laataa mu koy ëpp na 3 de. ëpp na 3 te jam-jam yi dafa mel ni nag yu leer la te yu xóot la ci niñ ko gisee en tout cas superficiellement gis nañ ne jam-jam yu xaw a xóot la ba pare nag aussi daf ko rendi. waaw loolu lañ mën a wax de mais ñun dañuy jàpp toujours ne am na intention puisque bu fekkee dafay défendre boo jamee nit benn yoon ñaari yoon. xëy na kooku dina néew doole waaw mais boo continuer ba kooku daanu nga fekk foofu xiris ko waaw d'après ces déclarations wax na ne mos na def kaso ñaari yoon bii trafic de chanvre indien la woon beneen bi vol de bétail c'est très clair donc wax na ko il l'a reconnu waaw xëy na après on va saisir l'identité judiciaire la police technique et scientifique pour de plus amples informations sur son passé pénal. déféré nañ ko tey ci njaareem pour meurtre waaw. ñi doon wax naan wér naa wérut ak yooyu
waaw loolu it dama koy dàq wër na peng en tout cas boog ñun gisuñu ab kayit wala waxin wala comportement boo xam ne dafay wane ne kii nii dafa feebar ci xel wala leneen daf ko dal parce que tontu na normalement ci suñuy question te mosu hésité wul bu fekkoon ne dafay wax di contredire boppam laa ñu mën a wax mais li muy wax il a été logique en tout cas dans son audition li mu doon wax lu leer la côté passé judiciaire am wax na ko en tout cas sur les faits aussi wax na ko kon mënuñoo jàpp ne wax dëgg yàlla dafa. ndax fekkul mu ànd ak mu mandé wala ngeen fekk moom drogue ak yooyu ngeen ko interpellé. bon wax na dafa mandi woon mais.